asalaamaaleykum internetu info Rewmi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax Cheikh Diop nag tey ñoo ngi fi nga xamante ni mooy Parcelles Assainies ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Bill Diakhoum Bill nag yàgg naa nekk ci li nga xamante ni mooy game bi waaye dañ ko gëj a gis trop fan si namm ko ñu war a waxtaan nag ci lu bëree bari dama koy jox micro bi mu nuyoog internet yi Bill maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar soxna si di ziar mbokk internet yi di ziar info Rewmi. xam Bill xam ko ci dëgg xam ko ci mën a way fan si namm nañ la ci lan nga nekk ba tax ñu gëj laa gis. bon man nag dama di benn style la adopté muy ñetti R mooy rap rare recherché waaw de ce fait que man du ma rappeur boo xam ni damay adopté télévision yi tout le temps di génne ay clip tout le temps di nekk ci médias yi tout le temps. parce que dama am benn style bu ma gëm muy rap rare recherché noonu la mais maa ngi produire parce que man dama am orchestre bu tudd The Story Blues ñu ngi produire en live maa ngi bouger maa ngi jouer un peu partout ci biir Sénégal ak feneen ak feneen. ci raar boobu noonu ngay wax noonu mais est-ce que tey ni ngay raaree nii ak fans yi ni lay gëjee dégg ak namm gi ñu lay namm dina baax ci fans yi. waaw parce que man moom damay bëgg muy digg doomu. xam nga dañ ne ku sànniti jamoo daa fekk diiroo man dama am vision dama am gis-gis ak yoon bu ma bëgg a jël fans yi nag des fois ma romb benn fans ne ma namm nañ la gëj nañ la gis il faut que ngay génnee des fois ma romb fans mu ne ma tu n'as pas amoo droit noppi da nga war di way da nga war di rap parce que tu es un bon rappeur mais lépp rek dafa bokk ci concept parce que man depuis bi ma gënee nekk xale maa ngi way di màgg di way nekk waxambaane di way te ba faw damay way ndax way c'est-à-dire man dafa bokk ci sama life man dama màggaaleeg musique dama màggaaleeg rap ak musique urbaine. nga gëj a génne lu bees waaye est-ce que yaa ngi topp di def ay soirée wala fi mu ne defoo soirée. waaw gëjuma génnee lu bees parce que génnee naa benn kii bu tudd Ndaameloo ak son boo xam ne mu ngi wax ci wàllu mbay mi encore. waaw toog fii tekki fii génne naa bon pas mal de son parce que bu may lim son yi ma génnee bëri na bon d'ailleurs sax je pense que di ngeen dugal vidéo bi tuuti ñu gis ko. ñaata single nga tolloon wala album. li ma am ci musique. maanaam ñaata single nga génne wala album est-ce que génne woon nga album. génne woon naa album bu tudd Story Blues. ok ñaata album la woon benn la wala génne bon ay 10 album la yooyu parce que. man depuis 10 ans maa ngi liggéey te boo xoolee ba xool chaque weer ma produire benn morceau denc man noonu laay def répertoire bi presque ëpp na ay 1000 morceaux voilà. mais dañuy faral di gis ne aussi rappeurs sénégalais yi ñu ci mag dañuy toog ci réew mi bu ñu demee ba am benn tur bi daal di voyager dem toog kenn dootu leen gisati est-ce que loolu baax na ci rap bi. maa ngi Sénégal man moom maa ngi Sénégal peut-être am na ñoo xam ni. il se sent plus dañuy dem ba benn instant du ñu sentir que ne musique bi fii parce que tamit industrie musicale bi au Sénégal c'est pas doxul quoi te booy màgg da ngay am ay préoccupations da ngay am doom da ngay am jabar da nga leen di war a dundal te la musique ne nourrit pas son homme fii au Sénégal ñun ñëpp xam nañu musique bi moo gën a dee loo gis voilà doxatul comme ni mu daan doxee parce que bi mondialisation amee portable am. yaa ngi dégg téléchargement yi am yeneen vibes yi am la musique doxatul ba pare nous avons benn ministre boo xam ne ministre boo xam kenn xamul ndax ministre de la culture la kenn xamul luy liggéeyam parce que les artistes ne se sont pas vraiment dedans gisuñu seen bopp ci ministère bi gisuñu seen bopp ci musique du Sénégal parce que boo xoolee artistes yi dañuy jooy bés bu ne ñu ngi jooy man mii di wax ak yow bés bu ne ma gis ay artistes yoo xam dañuy ñëw jooy li leen tax a jóg moom mooy ils ont des problèmes sociaux amuñu ku la ko faj beaucoup de choses parce que du lépp la ñu mën a wax mais c'est dommage que nous vivons dans un monde boo xam ne dans un Sénégal boo xam ne rien ne va pas waaw lépp dafa stagné surtout côté musique ah. yaa ngi wax ci ministre de la culture tey est-ce que moom ni muy doxalee jàpp nga ne lu baax la ci yéen. c'est que daal c'est zéro ça c'est du n'importe quoi doxul ça ne va pas. mais est-ce que yéen a ngi def seen ay demandes di ko yóbbu ci ministère ak yu mel noonu. ci lañ dëkk
Macky Sall a voté benn somme boo xam ne l'année dernière c'était 300 millions. Maintenant il nous a donné 600 millions. Des 600 millions boo xam ni benn groupe bu restreint ak seen biir ñoo koy coxamee ba mu jeex te duñu xalaat ne am nañ ay frères yu rap am nañ ñoo xam ne ñu ci musique urbaine bi di ko taxawal di gën a defar structure musique urbaine gis ñu seen bopp parce que même boo bëndee demande c'est que daal boo jaaree fi papier yi ñu lay laaj yëpp boo leen ko joxee sax financement doo ko am te le président a dégagé cette somme jox ko ministère de la culture pour ñu mën a jàppale culture urbaine. mais 600 millions yooyu est-ce que bokk nga ci ñi ci laal. fokkuma ci laal mosuma ci laal dërëm. lan moo waral da nga ko yëgul woon wala da nga kii woon. premier tranche. parce que première tranche bi njëkk am 300 millions la njëkk joxe léegi somme bi sax dégg naa yóbbu nañ ko ba 1 milliard pour musique urbaine affaire famille lañ ko def quoi bon mu am ñoo xam ne ñoom ñoo wër affaire bi. comme ci wàllu ministre bi. waaw ministre maanaam dafa jël des artistes waaw parce que am na ay artistes urbains xam nga nit ndey ji seex njaaxaanaay lay tëddee te booy denc ci janj na ko Mor Max yëg loolu. dafa bokk ci àdduna maanaam nga xam ab mbir que ne lii mbir mi maa kii ñooy defandoo mbir mi su ma ko ci yaatalee dina ci mën a am dara su ma ko ci wanee créneau bu ma jaar ba am moom dina loolu mooy le développement parce que nit ñëpp a war a développer surtout rappeurs yi développement dafa war a am gars yi dañu war a am idée jàppalante seen biir mais je le vois pas parce que tu es riche aujourd'hui kii il est pauvre il vient me demander yow looloo la ci neex kii maa ko gën a taxaw tey moo leen ciy neex mais dañu war a am esprit de dépassement xam ne léegi le monde a changé les gens ont changé les gens ont beaucoup de choses dans la tête yu gën a important fi mu nekk nii des fois sax da ngay wax kenn ne ko mais kaay yow ma produire la mun na la mais si même si tu me produis ça revient que daal amul sens damay def produit après je reste là rien ne va damay toogaat def ñaari single def vidéo kii après toogaat ñun nag dañu am benn structure bu tudd Story Blues di ci liggéey ak ay groupe comme DJ Tafa on travaille avec lui di liggéey ak Union européenne parce que ñun Union européenne lañ nekk léegi waaw ba tax na ñu moo tax ñu nommé ñu ambassadeur baykat yi ci année bi ñu ciy liggéey léegi di def ay sensibilisation pour toog fii tekki fii ak unité de production bu immense bu mag moom la ñu am léegi di ci liggéey DJ Tafa moo ko jiite ak laay noonu ñoom ñoo jiite unité de production bi Max Mbaye Vision moom daf ñuy jàppale tout ce qui est média ñu ngi liggéey te ñu ngi ñaax xale yi di ñaax suñuy morom di ñaax artistes yi di leen jàngalaat di leen wan àdduna di leen wan tamit créneau pour tekki parce que finalité yëpp moom mooy nga tekki ci man mënumaa rap fii ba ginnaaw suba su ma ci amul dara dañ naan il n'a pas réussi. tout le monde au même pied d'égalité nekkatul ay rappeur bu mag ak rappeur bu ndaw yooyu ça n'existe pas mënal li ngay def ñu teg la fi ñu la war a teg gëmal li ngay def nga respecter li ngay def ñu teg la fi nga war a teg mais ñun dañoo gis ne ñun on a toujours été des députés on a toujours été ñun ñooy kàddu askan bi yaa ngi dégg parce que le rap c'est la voix de la jeunesse léegi dañu bëgg Sénégal bu meilleur moo tax boo xoolee rappeurs yu mag yëpp ak jaxasoo nañ ak rappeurs yi nga xam ne ñu ngi doog a door et tout dem di liggéey ci ay projets pour Sénégal développer parce que fi mu nekk nii soxlaatuñu way bi way nañoo way bay bëgg a dee amul lu ñu wayul man amul lu ma wayul man loo wax way naa ko sama morom noonu keneen noonu mais léegi on a besoin yaa ngi dégg coup de pouce am beneen gis-gis ci Sénégal liggéey Sénégal pour Sénégal jëm kanam parce que léegi le Sénégal a vraiment le Sénégal dafa war a football ci cour des grands am nañ pétrole am nañ zircon am nañ gaz dëkk bu ko am da nga war a jebbi xam nga luy jebbi da nga war a naatle da nga war a taxaw étudiants yi dañu war a bu ñu génnee ñu am liggéey ñi nekk ci audiovisuel yi dañ leen war a fay ñuy liggéey Sénégal dafa war a naat nekkatul ay réew moo xam ni damay liggéey pour la forme wala
pour damay liggéey parce que waruma toog wala affaire demee noonu non non ñun ci loolu la ñuy dox fi mu ne nii il faut que les Sénégalais se sentent sénégalais ba pare gis seen bopp ci xéewal yi nga xam ni yàlla indi na ko fi ci la ñu nekk di ci liggéey moo tax ñuy créer benn kii mouvement bu tudd OPP opinion publique positive ñoom Moustapha ñu ngi ci biir ak d'autres rappeurs pas mal ay intellectuels lañ ci biir ak yooyu. mais tey pour yow ministre de la culture tey bu doon tànn boo ko doon wax tey jii naka la war a taxawee. non ministère de la culture moom franchement moi je me sens pas dedans parce que man mii di wax ak yow depuis 25 ans maa ngi rap mësuñu ma man depuis 25 ans xaw ma nu ministère de la culture taxawee fii Sénégal mësuma leen lekkal 100 francs mësuñu ma dimbali ci ñaar fukk donc man rap naa ba siiw ba àdduna bi yëpp xam ma ba ma am maison de disque sama musique di jéggaani di dem États-Unis ñu koy jaay Johannesburg fépp dans le monde te xamuma ministère de la culture. kon ñoom maanaam seen taxawaay des na. c'est virtuel pour man pour man sax existé wul. ñu déggoon la nga woy fii son bu neex mu nekkoon papa lan moo la poussé woon ba nga woyoon loolu. ban noonu Mirage sa papa bi nga woyee papa yi daal. ah maama noonu. non loolu kii la storytelling the art of storytelling l'art de raconter des histoires positives dañuy seetlu ne des fois da ngay am kër mag nekk ci kër gi xëy décédé bu gaañoo nga gis nag xam nga rek nit rek la mën a doon faw ala kulli aani day am il faut day am dund di am kon ñu lekkante dégg nga wax ji loolu moom moo waral ma woy maama noon pour que les gigolos parce que am na ñoo xam ne ci àdduna lu ñaaw rek la ñuy def dañuy xaar nga dee ñu dem song sa jabar parce que am na loo bàyyi dinañ fexe ba takk ko suturé liñ ci am lekk sa xaalis lekk say alalu doom demaat seeti keneen noonu rek ñooñ moom noonu la ñuy doxee looloo taxoon moo woyoon kër gu ne lëmm bàyyi jiite amoon kàddu je pense que dogalam ci la ñëpp daan wéyee kenn daawul fooyee baatam di ko café bi lay dee moo mën a soppi diggante falak follee gaaw ana kañ la suñu bàyyi dee bañ koy nabbee teg fa gën a gu tuuti naan nu dee nañ ko wooyee bàyyi loolu yëpp ay constat yu ma defoon la the art storytelling. ma bëggoon ñu wax ci sa beneen son bi nga xamante ni da nga ci woy goro yi ak ñi nga xamante ni ñooy sëy ci biir kër yi ak ni ñuy doxalee sa son boobu noonu naka la dikkee ba tax nga woy ko da nga ko dund wala da nga gis ku ko dund. non damay dem tribunal. bu ma demee tribunal ma assister ay procès. ma gis ne Sénégal franchement majeure partie jigéen ñëpp dañoo tas. majeure partie bi dañoo tas koo ci wax mu ne la man awma jëkkër. mës nga am jëkkër mës naa am jëkkër waaye damaa tas lan moo tax nga ne non xam nga ay yaayam moo may créer ay wujju peccorgo ay gorom ay genre détail yooyu man nag je suis un rappeur kaay ma wax la sénégalais man je rappe pas pour les Américains je rappe pour le Sénégal moo tax may génnee storytelling yooyu ba mu ne cëpp ci kër gi la ko gorom tàmbalee di ko tongoo bëgg jëkkëram a tax mu ne patt doyloo yàlla di wéeg sax juru fa doom waaye ma nga mel ni ku fa sëy ay at jëkkër da doon benn nopp yaayam yilif ko lu mu ko wax mu gëm ko teg ci singali ko tontom gàtt buy def lu ñaaw di ko wàcc fu mu tegee ndab mu tël ndab tegu ko mbéj mu daal di sap ci doomu jàmbur sëy ngir yàlla dëgg la faxel ba say goro bëgg la mais sëy tey goro yi dañ ci rax caay-caay parce que goro yi seen bopp ñoom ñooy fexe ba nga takk jabar indi ko ci biir kër gi ñu wëlbati ko di wujjoog sa jabar doo ci xam dara boo ñëwee ñu ne la sa jabar dafa bon boo ñëwee ñu monter say sœur di créer sa jabar tout le temps c'est comme ça vie familiale boobu lay sénégalais yi di dund te sénégalais dafa naïf surtout sunu yaay yi elles sont naïves benn nopp la ñuy doon boo xoolee sunu yaay ñëpp benn nopp boo dawee léegi yaay kii de def ma def lii rek nga gis xolam tàng na parce que deret doom dafa sax ci xol goro gu bon donte mën naa bañ a bon waaye jigéen tamit boo ñëwee ci biir sëy kër fexeel ba na nga doon jigéenu puso di ñaw diggante yi di rafetal ba mu rafet mais goro yi tamit boo ñëwee di def loolu dañ lay teg jaam comprendre nga c'est-à-dire affaire bi dafa complexe côté boobu moom dafa complexe lool laa xool ma ne bon
est-ce que duñu essayer arranger jigéen ñi tamit waxtaan xool def benn sound boo xam ci ay sëy yi tas gars yi essayer éviter goro yi tamit sensibiliser leen ba nga xam ne ñoom tam dinañ wàññi seen degré de tempérament tuuti parce que li amoon bu njëkk ak léegi ça fait deux ans internet moo am la télévision ak yeneen détails yi bu njëkk ba ñoom yaay ñoom maam dañ daan soq ñoom amul ay greffage yi existé wul dañ daan teeñ daan jël seen kii daan def ay mëgg di def ay affaires yu rafet ci seen karaw naturel daawuñu xeesal daawuñu laa ay produits yoo xam ne dafa ànd ak ay hydroquinone ak yenn détails dañ nekkoon ay jigéen mais léegi bu ñu demee ba gis monde d'aujourd'hui bi nga xam tout a changé yaa ngi dégg yow beneen gis-gis ngay am ci loolu moo tax ñu leen di essayer sensibiliser pour ñoom ñu méngoog li am tey 21e siècle 2020 2021 ba 2040 loolu mooy am jigéen ñi dañuy gën a esthétique dañuy gën a bëri problème parce que bu yàggee dañuy dem sax ba créer droit boo xam ni yow di nga xam ni yow franchement kii méngoowul ak lu dëppoo créer aaday réew jigéen li ñu ko xamee moom mooy na sëy ci biir kër toppatoo ay njabootam toppatoo ay gorom loolu lañ léegi sax jigéen ñi fóotatuñu sax koo ci jox fóot ñaari yoon ñetti yoon mu ne la man dimanche sama kër yaay laa jëm ne fes dem yoonam. tout a changé ci li nga xamante ni mooy rab bi ak ni muy doxee instant bi nii ku ne xam na ni nag dafa xaw a wàcc maanaam rab bi doxul léegi Sénégal. non rab ñun bi ñu gëjee produire constamment la rab bi wàcc te ñun xam nañ ko. pour yow li ko wàccee lan la. li ko wàccee moom mooy industrie musicale bi moo doxul industrie xam nga industrie la dafa mel ni rek tey ñu ne la commerce bi doxul. da ngay xool ca bopp ba lan moo tax commerce bi doxul ndax yow mii li nga daan mën xoola France bi mu ñëwee ne dafay créer wàcce monnaie bi dévaluation foog ni ñoom dévaluation boobu da leen di arranger ndekete dévaluation bi ñoom ci seen bopp da leen gaañ ndax bu njëkk da nga daan jënd benn chemise chevignon da nga daan jënd ay dàll Macpherson à des prix da nga daan jënd Sévigny da nga daan jënd Décathlon ay tubaab a ko defar mais léegi da ngay xaar chinois bi produire loolu nga jënd ko ci chinois bi donc dooleen nañ ñeneen ñoom mënatuñu jënd loolu comprendre nga li ma lay expliquer il faut que industrie musicale bi dox mu doog a dox bu taxawee day stagné ca kaw ba ca buuba day taxaw léegi booy yu bëri dañ daan ñëw damay rap mais léegi booy yu bëri boo waxee ñu ne la non man franchement je suis fatigué maa ngi dem toppatoo ci sama jàng. te c'est super. mais da ngay gis ni léegi xale yi wayatuñu parce que soo leen laajee sax ñoom dañ naan waaw rab yu métti yooyu kenn sinabatu ko parce que su ma fi ñëwee di fi woy genre rab yooyu xale yi duñ ko sinab duñ ko cons affaire yooyu mais est-ce que loolu bokkul ci liy rey rab bi. non d'accord naa ñu woy seen i mbëggeel man du ma ko woy mais bu ma koy woy tamit ci mbëggeel bi ma koy woy xeetu mbëggeel bi may woy day nekk mbëggeel bu positif man d'accord naa nañu woy seen dàll yu rafet nañu woy suñu casquette bu rafet nañu woy yooyu quoi parce que ku dundul da ngaa dee de effectivement mais tamit dañu war a bàyyi xel que ne ñun àdduna day dox te génération la ci suuf lay jóge dem ba ca kaw bu ñii di wax lu rafet ñii di sensibiliser man je suis d'accord pour que rappeurs yi continuer sensibilisation boobu ñu doon sensibiliser sunu sœurs yi bi ñu noppee la càggatu bi gën a bëri nañu waxante dëgg bi ñu noppee la góor jigéen ñi gën a bëri ci nga koy dégg bi ñu noppee ngay dégg ci ay problèmes yu bëri gën a bëri nañu waxante dëgg parce que gars yi ñu ngi doon sensibiliser j'ai entendu hier Joe MC est venu à la maison déglu loo ma sans commentaire mës nañ dem Mbour gars yi ne kenn du ko fi wooyee rab leen lépp ba mu des sans commentaire parce que c'est frustrant boo demee Mbour tubaab yi nga fa ne faax fal xam loolu c'est un peu frustrant gis góor bu entraîné ngand jàpp ceene di xaar màggetu tubaab gigolo nekk benn gigolo xam nga loolu dafa ñaaw boo koy woy mu am ñuy def loolu dañ ciy gis seen bopp mais nag ñëpp war nañoo noppandoo il faut que les gens parlent il faut qu'on en parle il faut que ñu wax ci Sénégal il faut ñu wax ci développement Sénégal depuis bi dama bëgg a may benn affaire rek xam nga lan mooy doxal réew mbay
mbay gi nga mbay mii sénégalais yi xeeb di ñaan seen pap benn 3 millions wala ñu jaay seen benn affaire jaay seen kii jël 3 millions daggee ko dem Europe foog ni Europe mooy lépp Europe c'est que daal c'est rien barki yonent bi booy bu ci bëgg a liggéey na dugg ci àll bi ut terrain 3 millions yooyu bu ko jëndee tool dana ko am dem bay ji bay li mu mën a apporter dara mënu ko apporter ci àdduna mbay ni mu mën a doxalee réew dara mënu koo doxalee ci àdduna. mais est-ce que mën nañu xam instant bii nii lan ngay waajal ci projet yi. bon actuellement ñu ngi waajal benn tournée nationale ak tournée internationale. ak DJ Tafa ak Ablaye Bonooni noonu ak bëri na ñoo xam ne ay artistes yu ñuy yóbbaale incha allah parce que ñu ngi préparer lu ñuy wax toog fii tekk fii pour une grande sensibilisation. En même temps ñu ngi préparer parce que ñun la ñu dénk année bii Dakar Set Wecc pour sensibilisation Dakar Set Wecc parce que les Jeux olympiques c'est bientôt et que ñun la ñu tànn ñu def ci chanson te ñu woo artistes yu mag détail liggéey ci ñàkk ko jéem a xool lan la ñuy def pour Dakar Set Wecc am na tamit réveillon boo xam ne ñu ngi koy préparer incha allah place de l'Obélisque c'est le 31 décembre. Le 31 décembre dina bëri ay gamme d'artistes yoo xam dinañ ñëw produire foofu pour que gars yi bàyyi ci xel bu ñëwee ñëpp ñëw parce que loolu organisation bu yaatu la mais mairie de Dakar moo ñu ko financé maire de Dakar madame le maire moo financé loolu dëgg yàlla. merci beaucoup jërëjëf soxna mais Bill bala ngaa tëj bu ñu xoolee yow ak sa génération bi ngeen fii nekk di rap bëggu leen woon jege mbalaxmaan yi comme di def ay diwo bu ñu xoolee ki fi nekkoon di Fata moom moo xawoon a jege mbalaxmaan yi trop dañu ko daan classe xam nga di dal ci kawam mais léegi bu ñu xoolee génération bu bees bi. mbalax la ñuy def waaw mbalax bi leen gën a jege. xam nga ba benn mbalaxmaan sax 99 en 99 dama def benn émission 99 laa lay wax ni dama def benn émission ma ne leen ñu ngi def rap d'accord ci gamme binaire pourtant rap dafa am ci njaago rap dafa am ci chinois rap dafa am ci anglais rap dafa am ci français pourquoi mënuñu def gamme ternaire def rap mbalax temps boobu ñu teg ci quelque temps duña la miin mën a rëylu Black Mbollo génn et c'était vraiment super volet boobu la ñu waroon jël continuer ko gën koo ñafe bu dee séeréer nga dem utiliser sabaru séeréer bu fekkee maîtriser nga ko bu dee joolaa nga utiliser say bombalom bu dee saraxule la nga utiliser sa tama def rap traditionnel moo la ci mën a génnee parce que rappeur munoo ay ba gën a ay américains yi man je suis contre rap boo xam ne c'est binaire nañ def rap ternaire pour le Sénégal nga xam ne dëkk bu ne da nga am culture ñu jël si suñu cosaan mi ngo c'est 99 de ma signé benn maison de disque ci laa def hôpital boo ko dégloo gamme ternaire la parce que maa ngi Sekouba Kouaté laa utilisé koraam def ko ci lañ laa amee maison de disque bu tudd Universal Music Production New Jersey muy dox mais dañu dem ba benn instant sénégalais yi am beneen déggéen rapajo ñëw des conneries de rap yoo xam ne kenn xamul lu ñuy expliquer booy yi topp ci ñi doon def rap mbalax daw ay bul ma jooy la xas booy yi gis seen bopp commencé di daw ñii di bàyyi rap ñii di def si nit boobu day def benn mbir da nga koy gëm man boobu ba tey musuma changer style la ma ne woon laa ne te ci lay ne ba suba te ci la ma jural lépp lu ma mënti am. ci musique je suis non déggoo lu ma la wax man ba ma koy wax dafay yàgg demande à DJ Tafa damay toog ci télévision défendre ko ne leen hey bàyyi leen seen xeetu rap bii ngeen di def dem leen def rap mbala na tabam gi jolli parce que ñun loolooy suñu aada man nag dama xaw a gëm culture tuuti dama xaw a gëm culture sénégalais man sama musique yëpp boo ko xoolee boo dégloo musique bi sonorité bi du bokk ak gamme binaire ay gamme ternaire rek laay def te pourtant de aduna ka mën a jooy luy wéy la aduna ka mën a jooy dama toog ba déggee joo tëdd nelaw jeex xel mi dem ca laaxira de moo wóor déglu nga ko
xam nga ni loolu c'est ternaire ah beat bi déglu nga ko au lieu mu nekk 2 4 non non 3 la pour ñu mën a décompter refrain bi mu ñëw et c'est ça la musique c'est l'art de communiquer des sons agréables à l'oreille. kon booy xamuñu musique daal jànguñu ñi fi nekk. man je critique pas. et am na yoo xam ne moom du sama wax ay booy yi jànguñu musique booy yëpp booy yi dañu ñëw lu tax ñu fët grand yu bëri dañu ñëw am ay textes yu pertinentes mais nañ defaraat toogaayu musique bi parce que ëllëg moo tax ñag bi dafa ñëw bi mu ñëwee dafa imposer culture am bàcc ba États-Unis dañuy fecc ñag yi foo dem ci àdduna Dubaï boo demee am na yenn ay îles Caraïbes man am na benn fu ma xam ci îles Caraïbes bi boo demee ay boîte de nuit yu mag yoo xam loolu rek la ñuy déglu. lu doxul ci réew mi instant bi sa jàng ci réew mi. bon man nag dama ne muñ dafa baax nit ku baax da ngay muñ ndar xëyul rek sotti àdduna da ngay defar di defar ba keroog muy baax Sénégal 1960 ak léegi yàggul yaa ngi dégg amuñu benn jumtukaay amuñu benn qualification tubaab bi nax nañu roof ñu Molière wanuñu xam-xam bu mag bi donc on est en train de réfléchir de reculer pour mieux sauter tous ces présidents qui ñi fi jaar ñëpp xam nañ luñ bëgg de defuñu lu leer laa la wax xam nañ luñ bëgg de tubaab nag bu la nootee moom la da ngay xam ni moo la moom dalaa noot waaye bés dana jot dana jeex il faut que les jeunes comprennent que ne àdduna du xëy rek sotti am nañ pétrole am nañ jamaa nañ def ndànk-ndànk ñu foo ree dunde nañ daan dundee yamale sunu dund xam ne ëllëg dina ñëw lépp dana baax et puis booy jéem a xool beneen créneau bu ñu jàngee bàyyi université bi jéem a uti beneen xam-xam parce que tant que amoo beneen xam-xam mënoo dem jéem a xool leneen parce que du lii ma gis avocat ngay nekk géologue ngay nekk historien ngay nekk yëpp Molière la on n'a pas besoin de ça ñun dañu bëgg xam-xam bu mag bi science moo tax sama benn sound bu tudd ordonnance maa ngi naan des chercheurs qui cherchent des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en cherche comprendre adduna bi dafa dox il faut que les gens changent il faut que tout change noonu daa koy waxee il faut ñu xam ni ñun tey jii dañoo war a dëggal waxambaane yi nekk ci biir réew mi doon ay xale bopp utiliser wuñu ñoom lu mel ni toq suuf ci kopp ndox ci géej utiliser wuñu ko ci suñu xam-xam boo xoolee Cheikh Anta Diop savant la woon fii on a des savants booy dañoo am xam-xam bu wér peñ donc nañ leen woon xam-xam bu mag bi moo ci des ñu defar oto defar fusée yaa ngi dégg defar portable bii ñuy indi di ñu ko jaay fii lay jóge ci zircon bii lay jóge dem ñu defaraat ko jaayaat ñu ko dañu war a changer lépp ñu koy defee fii xam ni Afrique dafa war a développer léegi développement moo xew. mais jeune rappeurs yi tey jii kan nga ciy gën a bàyyi xel. au fait nag man damay gëj a déglu seen kii xanaa Tafa moo may des fois ñëw indil ay CD comme man j'écoute kan Ngaaka Blindé dama koy déglu Canabasse dama koy déglu j'aime beaucoup Dip aussi waaw Elzo sama copain tam je l'aime beaucoup mais Dip par contre style rabam xam nga lu tax mu neex ma dafa jël ci mag ñi jël ci xale yi boole moo tax mu dangereux ci rap et j'adore ce qu'il fait jërëjëf soxna si